après peut-être am ci loo xamante ni sax boo gisee di nga ne ay yow Miss Sénégal et que mu mën a yóbbu peut-être Sénégal couleur yi partout mais la finalité moo tax ñu ne peut-être loo xam ne amulul njëriñ même la personne qui le fait eh ben suspendre ko parce que ki ngay voilà ki ngay bëgg protéger sax ba ni ko am na droit dem défi ji Miss change de cap mi ngi micro bi fii de ki ngay protéger sax ba ne ko change de cap pour mën a dem défiler ji tu as le droit de défiler mais cette personne après défilé bi lan lay am elle n'a absolument rien et elle perd sa dignité elle tombe enceinte elle sait pas mais xam nga moo ci gën a dommage ci loolu voilà mooy régulariser bi c'est-à-dire bu ñu ne soit ñu arrêté ko parce que am na su fi yaa man xaw ma man liggéeyee musuma seetaan Miss sama àdduna ku nekk ki koy organiser wax li mu wax nga xam ne waaw mais Benoît c'est ce que j'ai dit Benoît tout à l'heure bi ñuy wax dama ko wax Prospère ma ne ko on est dans nekk ñu ci pays musulman donc une personne peut défiler wala dara mais il faut qu'on organise les choses au moins bu nit tax papa taxawee ne waa seen défilé boobu finalité bi lan la ñu ne ko ah Miss bi de am na ci lii te bu voyager ci côté culture dina mën a yóbbu drapeau Sénégal jox ko une des explications palpables yu mu mën a téye mais bu ma ko waxul dara il est libre de dire que lii amul sens nañ ko éliminer et la personne même bii défilé ay téléphone yu kenn xamul mais ci live bi lañ ko déggee des gens qui témoignaient et qui disaient que amuñu ci jigéen yoo xam ne elles sont franchement matures xam li ñu bëgg mature def nekk tayef ci ñoom sax voilà je peux comprendre mais voilà ay petites filles après merci après l'âge Benoît la maturité de la personne nañ ci def attention gis nga nit mën na nekk papa mën nga am 50 ans et tu te comportes comme un gamin nit am 17 ans bu waxee àdduna tukki donc la maturité ak âge bi amul solo mais boo xoolee ki nga xam ne am na 16 ans 17 ans amul yenn ambition lu dul nekk Miss du stigmatiser wu ma mais rêve am la âge am la parent mën na ko bloqué ne ko man je préfère que tu sois autre chose défilé ji woo lii gisuma ci rendement mais bu demee fenn dafay dajeek encore une fois te mu prospère des prédateurs sexuels bu fekkee ci àll bi ne la c'est des lions et des biches ou des gazelles dañuy dugg ci àll bi rëbb la téye la ci lox bi su fekkee ne dama ne da nga tu n'auras pas de temps de parler mooy lu bëri lii ñu gis nii beneen bi mooy responsabilité bi nga wax et c'est important est-ce que tu sais que dans ce pays là am na ñu bëri ñu accusé viol par exemple te defuñu ko fa laay daanee si tu me permets te ñoo xam ne accusé nañ leen le temps que ñu defar sa micro parce que là on s'entend plus comme il faut ñu ngi jéggalu gars yi dinañ la defaral dinañ ñëw defar ko léegi nii nañu yónni xale bi ci kër gi mu ñëw defar ko ayca Dieye non wala papa dama laa waroon jox parole jëloon nga waaye moom day jël di poser ay questions dul jeex daal tey poser question la jël lu ma wax daal ma jox pros moom mii xam na ne lu ma teg sama bët la léegi papa ba ci fii mu génnee ci casting papa waaw papa waaw xam nga fan laa bëgg nga ñëw ak ñun nga gindiwaat ñun ñëpp góor comme jigéen ñu dellu xam suñu valeur waaw dellu xam suñu valeur dellu xam fu ñuy teg suñu tànk góor yi am yërmande ci xale yi jigéen waaw parce que xale yi la plupart ñiy génn di wuti liggéey yëpp néew deela rek moo tax ñu koy def xanaa sa papa du am ay millions wala ay milliards ngay génn di am nooy doxalee dëgg la ñi génn la plupart mu jaral leen lu bëri day fekk ñu am soxla bu wóor seen i kër dëgg la seen i yaay daal di dëpp cin dëgg la mais parents yi tamit ñu wax ak ñoom parce que pression bi ñuy teg seen doom yi mën naa dem ba tax xale def lu mu war ta def bien vrai que nag du lu ñuy toog di ko rafetlu mais loolu dafa am ci dëkk bi benn fi may njëkk a commencé mooy ki jur ak njabootam jamono miti ba amatul fenn fu mu ko jooyee xalaatul lenn lu dul doomam ji mu jur moo ko ci mën a génnee doom ji amul métier amoo jëkkër amoo far amoo foo jëm xëyoo yattoo goroo defoo dara kooku su demee indil ma sax man du ma jël man doom musuma defal dara muy góor muy jigéen doom musuma defal billaahi wallaahi wa taala mbaxana ba ci dàll doom musuma joxal kay am na koo xam ne ban ko labatee bu bëgg ko dafa jël lépp ñëw indi daal di may jox ma jël ca la ma neex delloo ko la ca des waaye keroog ba mu demee ba ca bisam yomb fay na naajo bis ko jombos ba demee ba ca bisam lu ma ko lekkaloon ca loola bilaay xam na ndax yomb fay na naajo wala fayul naajo ndax man defuma li may def xam naa ko du ma teg doom pression du ma ko jël
ndoxus ba kanam ne ko nangam di nga ko indi tey wala di nga ko am na ñoo xam ne suñu jaaxle yebal seen doom du ma ko jàngal ñaan du ma ko jàngal wuti neexuma dara Sofia sax wax na ma ko bëgg dem nee na ma dëgg la dégg naa koñ ba nga dëkk doo fa tuddante kenn billaahi barka borom Tuubaa wax na dëgg dara jëy Cheikh Ahmadul Khadim wax na dëgg waaye loolu islam santaane wu ko de papa waaw mais nag yàllaa ma ko nattoo waaw daay l'islam santaane waaw mais da ngay déglu nattu day am waaw yàllaa ma ko nattoo damaa bëgg a mucc doon fa gune jaar fa fu nekk dem fa gendarmerie nu damm fa samaw fas jàkkeer bu baax ma dem ba tàggoo ak jàkkeer ba te booba jàkkeer ba moo ma gënal kaat-kaatu tey ku ma xam-xam ne damaa bëggee man su ma yoree fas dama koy defar dama koo defaroon ba ñëpp a xam lu ma ko sant lay def su ma koy tikki muy soobu géej su paree ñëw ci turu bi maratu ba mu baax mais donc ko topp di ko coow di ko coow di ko coow di ko coow ba ma xëy suba fekk mu daanu ci buntu kër gi tëdd dafa daanu mooy dee dafa feebar. ah man sama fas daal mosu ko dal ndax daal nag yow bëtt s'il vous plaît ndax histoire bañ a gudd ngir yàlla rek nañ ko déglu mu yeggale foofa laa jaar ak yeneen yoo xam ne sama làmmiñ du ko laal am na yoo xam ne sama làmmiñ su ko laalee dina am ñoo xam ne dina nu fëgg seen loxo suuf daal ne wax na dëgg kon j'ai intérêt à me retirer am naa intérêt téye sama bopp au sein de ma famille damaa taxaw rek ci biir famille bi nu saaga sama doom dóor ko daax ko ba mu làq sama ginnaaw yaay fekk sama yaay ngi dund nu saaga ko daal di koy dóor xam nga ne kon kooku saagawul sama doom sama yaay la saaga ndax ki muy saaga di ko dóor sama yaay laa ko tuddee ma jot ak moom dóor ko mu am ca cause de blessure volontaire ñu yóbbu ma police su Sicap Mbao déglu bu baax li ma lay wax ndax am na ay policiers yu taxaw circulation bi di ko dégg di ma seetaan mu dem boobu ku ñuy wax Bu Kunta Njaay moo fa nekk ak commissaire ba fa nekk ca yooyee jamono commissaire ne ko demal nga seet ko soo ko gisee nga jox ko convocation bi mu ñëw fekkuma ca kër ga mu dugg sama kër dugg sama néeg salfaañe génn xale daw ñëw ne ma am na policier bu dugg ci biir kër gi nangam ak nangam la def ma ñëw toog tuuti mu woo ma téléphone ma décroché daal di wuyu mu ne ma nangam wax ma ko ci waxin wu doy waar ma tontu ko ne ko demee wut noonu mu dem ne commissaire dama koo saaga ma toog ñu jël si ma keroog ba nu ñëwee jël si ma fekk nu ma fa ma ñëw demal sama bopp dem wuy ji fekk ma kama fa woo nu jox Tahir Anne nga xam ne du ma fen ndax mi ngi dund convocation ba Tahir Anne ñëw jox ma ko ma jógee fa dem daal di wuy ji ma dem nu téye ma commissaire na ma du man di kii nee na yow yaa ko saaga nu defeere ma ca ma dem ba ma demee ba egg bi nu waxee ba wax la ñuy wax ak tout doon ma ne lu la neex nag léegi fii mu ne mën nga taxaw wax ko ma ne ko man mii nga xam ne man nañu accuser lii nu ma accuser ki ma ko séqal yaayam ak sama papa bokk benn baay kii nga xam ne mooy alkaati bi témoigné mu ne ma ne ko taxaw témoigné ba tax ma taxaw fii nu téye ma mu ne ma ne ko balaa bàq ren bi di dellu si déwén ku ci fen rek yàlla na la bàq bi tiim ci barke Sëñ Touba Cheikh Ahmadul Khadim demal nga laajte fu nu mujj demal caare nga laajte fu nu mujj ñett ñun ko séqaloon man ak Ibra Dégén ak Bu Kunta Njaay demal nga laajte fu nu mujj c'est important da ngay dëgg sa tànk sol saw dàll dem ci Sicap Mbao nga laajte fu nu mujj boobu Njuga Ja ma nga fa Faadal ma nga fa Mbay Ñaa ma nga fa Tahir Anne mii ma reex ma nga fa Baye Mor mi ngi caare géej ñëpp a nga fa mais ñetti tuur yi ma la limal man Ibra Dégén ma nga xam ne sama bàjjen na ko jur ak alkaati ba ma ko séqaloon demal nga laajte fan na nu mujj. c'est une belle leçon de vie quand même. voilà demal nga laajte fu nu mujj am na. lépp loo gis am na fu muy mujj chaque chose à sa fin. dëgg la de.
am dafa am fu mu mujj demal nga laajte demal. d'accord léegi papa da nga ni woon nañu yar xale yi. teg leen ciw yoon. ci ba ñuy nekk gën a nekk xale ñu bàyyi. ba ñuy gën a nekk xale. di leen di yónni ñuy ñaan nag. déedéet koo yónni mu ñaan. mën nga koo yónni sax mu dem fa muy ñaanee sax dig-digal boobu mën nañ ko faa ñaan moom. dëgg la. dëgg la de. dig-digal boobu mën nañ ko faa ñaan. ci xale bu ndaw. bul toog di waxtaani luxe ak ambitieux ci kanamam da koy wuti après l'enfant copie trop sur son maître da koy jéem a découvrir. d'accord. yii nu lay taxaw di la ko won ci série yi du dëgg. ci série yi lay génn luxe rek nan lay won mës ngaa gis nu won la néegum ñax ci luxe. raar na de. wala genn gune goo xam ne jékkut genn gune ña la ko daan war ñooñu cosaan nanu amoon seenu tur sax dafa daan indi cosaan ñu ne daa rey kocc xam-xam rek nga fa war a jëlee léegi luxe bu rafet nañ lay génneel la ay oto yoo xam ne gune yi doon yi rêvé mel noonu di takk ay greffage yoo xam ne day daan fii ci ginnaaw takk loo xam ne daf leen di leer ne or la di la forcer à ce que nga def telle position bu jekkadi te da nga koy nangu ndax da ngaa bëgg nu xam la da ngaa bëgg a amus tuut ni ko Sofia waxee am na ngeen sonn lool ba kër ga da ngay ni gubar jaasi ba nga xam ne yow bañatoo dara tous les moyens sont bons nu def loola ko nga am ci benn 50 000 mu demee noo xam ne nga ñëw jox ko sa yaay su ëllëgee mu bàyyi la pour nga am leneen kooku lu la fa proposé da nga koy nangu Sofia fi mu dugg da koo xam ma xam ko casting ci kër gi Bougane Gueye Dany fekkeewul kenn fekkeewul man maa fekkee. papa dama doon jël exemple dama doon jël exemple. ñun fekkee nañu. waaw. léegi continuer. moom xam na moom fekkee na man fekkee naa. casting te Bougane fekkeewul. papa ci miis yi nag ci miis. papa. sama yoon ci miis. papa maa ngi si aw ma affaire miis. du ma seetaan miis. du ma fekkee fu ñu leen di élire. du ma fekkee fu ñu leen di nattee. demal nga wax ci miis yi. kon yow mën na ko man de maa ngi ñaan yàlla na ma yàlla musal ci jabar joo xam ne ñëpp dañuy jóg di taxaw di ko seetaan waaye nag yàlla na ma yàlla jox jabar joo xam ne kenn du ko mën a jot jabar ju kenn mënta jot moom waaw jabar ju kenn mënta jot moom laay ñaan yàlla waaye ñaanuma yàlla jabar joo am nga ñaar kañ looy ñaanati am nga ñaar ba pare looy ñaanati yàlla su ma non dafa ne jabar yi dafa mel ni amul ni muy waxee. yow mënoo maa atte ndax benn nga yor. ma ne du am nga ñaar ba pare. mënoo maa atte. émission bi li si bëriwul on a 15 minutes. waaw pour jeexal émission bi da nga may bàyyi ma dem ci Prosper Dieye. demal allez-y. waaw encore une fois toogal. non man dama am condition physique. dama am condition. encore une fois. dama am condition physique. wax bu ne. di casting soo dee casting. soo taxawee tam caméra bu di tëju ci ay wax booy wax rek. di tëju ci ay douze di casting. exemple yi duñ fi jeex. baax na. te moom lañ doon jël tout à l'heure encore une fois je répète c'est un exemple qu'on prend fii ñu nekk parce que fii la ñuy liggéey te fii lañ ko ñemee jëlee c'est clair voilà Aïcha Dieye. merci beaucoup madame Diallo. li nga laajte am na solo damay wax rek Nana ay dara dafa am sànq loo wax à mon avis foofu la bokk na ci li nga xam ne mooy danger bi ndax jamono bi ñuy dundee ak contexte bi ñuy dund moo tax bu ma déggee genre discours yooyu damay tiit mooy nous sommes des femmes notre corps nous appartient on a le droit d'en disposer comme ni ñu ko sentiré c'est ça que tu as dit non. loolu mooy moo am sax. très bien loolu moom laay wax su ma déggee façon discours yooyu man damay tiit. ndax dañuy dund ci monde boo xam ne tentation bi dafa bëri si effectivement on fait croire à la femme que sa yaram yaa ko moom nu la neex nga ko war a defaree il y a danger su ma gis-gis la d'autant plus que j'ai l'habitude de dire trop de droit mène tout droit au mur pas plus tard que hier ou avant-hier tubaab yaa ngay reyante ba léegi ci affaire Covid ci mesure sanitaire passe sanitaire ak port de masque parce que dañuy jàpp sax ne même me faire porter un masque pour me sauver man ci Covid c'est me priver de ma liberté de respirer foofu laay waxee man ña ngay reyante ba fii ma toog di wax boo demee Guadeloupe tey jii rek di envoyé nañ fa ay GIGN te loo xam ne mesure yëpp c'est pour les protéger ñoom mais quand il y a un trop près de droit da la war a muccal sax yow da nga naan pourquoi nga di ma ko teg man pour ma war a mucc kan nga mën a imaginer
dans un monde qui se respecte feebar bu toll nii am fi musul am ci àdduna ñi lay vacciné yow ñu ne ñoom ñu dee ñoom ne jaral nañ leen bañ a liggéey mais duñu vacciné wu parce que ils ont la liberté de disposer de leur corps nu mu leen neexee te bu benn ñëwee nga vacciné ko bu Prospère ñëwee nga vacciné ko pour wan rek la c'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy le trop plein de liberté est-ce que demuñu ji di gasal suñu bopp ay kàmb yoo xam ne effectivement duñu ci génne ma wax beneen affaire xanaa xamoon ne wax naa sànq ne la gis nga ñi les maîtres chanteurs ñi séddee ci chantage boobu ñoo leen ko dooleel ñoo leen ko yombalal seen ñàkk gëm yàlla seen ñàkk bañ a doylu c'est-à-dire li waykat ba du wax doyloo li nga am te bañ di ñeetaate ñaar yooyu bu ko yàlla defee ci yow rek mën ngaa mucc ci yu bëri doyloo li nga am te bañ di ñeetaate ndax bëri na ci lu muy dugg loo xam ne vivre au-dessus de ses moyens moo koy may moo koy dugal ci yooyu affaire tu comprends madame Diallo wax na ko sànq c'est vrai est-ce que xam nga ma wax la aujourd'hui bokk na ci ma gën a métti Sénégal souvent quand je parle on me fait le reproche d'être trop dur avec les femmes parce que je les aime li tubaab di wax naan si li tub naan qui aime bien châtie bien tu vois ce que je veux dire non c'est vrai wallaay Azim c'est vrai bu doon sama sago ñoom ñëppay mucc ci viol barka borom Tuuba su doon sama sago ñoom ñëppay mucc ci chantage billahi est-ce que xam nga ne Nana mbir nga nii may gis man ci jigéen parce que am na droit disposer de son corps comme ni mu ko bëggee te mu metti ma malheureusement nag mënu ma ci dara muy clip yi may gis Sénégal c'est-à-dire bul ma fay dara naa ci bokk rek ba ko gis dañuy waaye yow kii du jay na ba mu nekk ci clip Prospère bi ñu ne ankay moom la nga génn benn clip yow benn clip ngay génne lañ lay mës a wan ci télévision nga mel ci lu la neex may këpp def tout mu def yow sa promotion audiovisuelle ba ku nekk naan xale bi ci clip bi kan la 3 mois lay romb yor oto yor iPhone bi bu jee génn sa jóge sax quartier populaire ne ma ngay dëkk effectivement quartier kooku parce que léegi résidentiel parce que am na possibilité léegi yor appartement maanaam moom bu ko fay yow mais feeñ sa clip yow mooy def moom sa promotion visuelle audiovisuelle ou visuelle ni ñu ko mën a tuddee pour que ku nekk naan waaw diw mii ni ci clip bu diw kan la diw mii ci clip bu diw kan la mooy waral naa ñëw naa ci feeñ bu ma fay dara te pourtant li ma ci gën a métti xam nga mooy lan c'est-à-dire yow ki nga jël yow parce que man dama gëm ne valoriser une femme du summi ko pour di ko dattaka peese loolu laa gëm man valoriser une femme du génne ko moom mu solin bu doy waar si sa clip yow te yow pourtant yaa ngi jabar di ko dàq foofu mais waxoo ko mu ñëw tourner le clip yow ça me fait très mal au cœur mais malheureusement mënu ma ci dara ndax ki koy def ki woy moom am na liberté woy ki mu woo ci clip bi am na liberté dem jouer ci clip bi mais mi ngi jabar ju la dàq foofu gën laa taaru bu dee xeesaay bu dee njoolaay bu dee forme bu dee lu mu mënti doon ma nga ne teg këram mu tëj ko yow ne la kaay yow sama clip yow xëy na sax comment waaw moom laa wax déggoo may la gën laa taaru gën laa ñuul gën laa xees gën laa lépp lu mu bëgg parce que man gis naa ci sax exemple nit kuy fecc kuy takk ku fecc ba mu ko takkee la gëj a fecc te ci fecc la ko xamee ba mu ko takkee la gëj a fecc buy feccalu keneen lay wut bu feccalu te pourtant moom jabaram da ko doon fecc moom gis ko moom pour man. mais Pros ubbi Mbarké Ndiaye suñu génération la wala seen bos. luy loolu. non damay laajte ubbil Mbarké Ndiaye. ubbil Mbarké Ndiaye seen génération la wala suñu bos. xoolal génération père. c'est quoi Mbarké Ndiaye. ah yaa gën a xam ubbil Mbarké Ndiaye rës. donc sa génération la père. c'est qui Mbarké Ndiaye. kon ubbil Mbarké Ndiaye seen génération la woon. ak Dagañ ak Ndaw Rabine ak Sa Ndiaye. benn way la. dama bëgg wax la ne gis nga le mal. day c'est de génération. waaw mais li ngeen ci ubbil Mbarké Ndiaye. lan ngeen ci doon teg. loolu lañ ci doon teg. lu nekk nañ. waaw non dama ne ubbil Mbarké Ndiaye après lan ngeen ci doon teg yéen génération bu baax si. c'est qui Mbarké Ndiaye. billaay yaay yooyu bañ koo xam. est-ce qu'on peut évoluer li ñu des sa bëri. moom laa bëgg def nii. dafa doon wax clip. moo ko génération. non c'est-à-dire je ne parle pas de waxuma continue bi. ndax man gis ndax nit joué na ci clip. mel ci melokaan boo xam ne ba ko àdduna dabee ba mu war a dugg ci mariage dugg ci leneen nee na bu démb doon tey du ko defaat. waaw alors am na. mais foofu laay waxee parce que au delà même ci clip boobu waruloo may yow possibilité sa doom yow dans 30 ans ñu ne ko booy sa yaa gis na nuisette bi mu daan sol bi mu nangam. c'est extrêmement important tam li ko ma metti mooy ki la koy defloo yow. jabaram moo la dàq yow sur toutes les formes. mais waaw lan moo gën a neex fecce sa jëkkër yow ci clipam
wala solal ko ci nuisette wala solal ko ci suufes lan moo ci gën a neex yow bi nga xam ne yaay sama jëkkër yow ma defal la ko man wala kottanteeg yow kottante boo xam da nga naan sax kii jabar ma mën a muñ parce que effectivement choix bi mu bëgg moom mooy naa feeñ ci clip bu diw mu defal ma promotion boo xam ne su ma fa génnee ku ko seetaan ku ne daal ne waa kii du diw bi nekk ci clip bu diw ma sàmba di woote ma demba di woote man daal li may wax mooy waxoo ko sànq nañu dellu si waat xel yi parce que jamono bi ñuy dund nii jamono tentation lay doon xanaa xamoon ne Nana j'ai le droit de disposer de mon corps en tant que femme comme nu ma neexee moo indi effectivement affaire lesbianisme yi man am naa droit man ni comment dire. Sexualité quand même c'est très différent. Il faut faire attention. Oui non je suis d'accord c'est très différent. dama bëgg wax ne liberté xam nga tey jii nii tey man bu may wax sax waxu yaram waxuma ko summee ko ça ne veut pas dire que ni te yéen ngi làkk tubaab wax leen ak ñoom olof waaw d'accord ñu ngi wax olof bu may wax ne dem nañu ba ñaari jigéen ñun jigéen ñi am nañu quand même pour sol lu ñu bëgg a sol sans ñu inquiété ñu sans ñu inquiété waxuma ci sensu nga def yaramu neen slip ak soutien nga dem ñu waxuma loolu man déjà mënuma sax wax loolu parce que tout le temps dama naan xale jigéen ñi def leen attention ci monde bu ñu ne waxeewuma sensu jëlal sa yaram nga exposé ko def lu la neex non mais dama ne voilà de ta sexualité comme tu veux man musuma de ta sexualité aussi comme tu veux mais je veux juste dire ci foofu noonu may ma permettre na ko la prostitution par exemple est permise au Sénégal alors que ce que tu viens de dire exactement dafa am loo xam ne question de morale la mais su may waxi maanaam foofu noonu dama bëgg rek autorités yi foofu bàyyi ñu xel ni ñun jigéen ñi wala góor ñi bokk yenn ci góor ñi parce que du ñëpp bàyyi ñu xel ni c'est pas parce que dañoo sol lu gàtt que génn am nañu droit violer foofu laay waxee donc xam naa peut-être moo tax dama la doon bàyyi nga pare mais comme yaa ngi ñëw ci wàllu lesbianisme ak genre affaire yooyu noonu moo tax ma bëgg la arrêté wax la ni non fi may waxee ak fi ngay waxee du sax benn bu may wax ne ñun jigéen ñi quand même suñu yaram nañu kii foofu laay waxee nañu voilà la précision est bonne parce que man dama gëm ne comme ni ko Sophie waxee fii ñu toog nii ak ñoo bari ak caay bu mën a wàññeeku kenn ku nekkoon naroon yaar ci yoonu safaan rek pour man am na njëriñ c'est valable pour ce que je dis c'est valable pour ce que Ben dit c'est valable pour tout même vous tous yi nga xam ne yéen fi nekk man dama gëm ne encore une fois li ma gëm mooy man de damay taamu man ñu taxaw ci fexe ba maal bi du am au lieu yu topp ci maal bi di ci wax fexe maal bi bañ am il faut ñu poser ko c'est très important ayca temps bi nag dab nañu 1h passée de 21 minutes xam naa dañuy bàyyi ba incha allah mercredi ban daal di yëgale thème bi ñu doon waxtaanee am na solo lool dañu nekk ci dëkk boo xam ne jigéen ñi instant yi dañoo bëgg tolloon nañ fi boo xam ne dañ naan alphabétisation des filles xale yi nañ leen dellu école ñu jàngi parce que dañoo bëgg dara loolu dem nañu xeex nañ ko ba am ko xale yaa ngi jàng di am ay place yu baax et tout donc buñ ñu ko yàqal parce que ñun fi ñu toll nii xale jigéen yu bari ñu ngi liggéey am seen place yu baax jaarale ko nag fañ ko war a jaarale bu amee quelques brebis galeuses yu nekk ci ginnaaw yi nga xam ne dañoo am ay soucis tamit yoon la yeneen jigéen ñi jug yoon la dafa di yoon yeneen jigéen ñi jug wax pour ñooñu di delloo ci seen xel ak pour ñi koy def aussi ñu bàyyi ko parce que ñi ñuy def nii yu ñaaw yi yëpp ëllëg ñoom ñooy doonu yaayu ñu nar a nekk ci dëkk bi parce que c'est très important parce que bu fekkee dañoo bëgg a yàq xale yu jigéen ñi nii dëgg la société bi instant bii dina tane mais dans quelques années ñooñu dañuy ami doom ñooñu fan la ñu jëm des femmes qui vont grandir ak benn amertume des femmes qui vont grandir ak yenn regret seen biiri xol yi am ay doom yoo xam ne xamuñu seen i baay am ay doom yoo xam ne fu ñu leen xoolee rek seen i xel dem ci viol bi ñu defoon seen kaw il faut que ñu réfléchir ci dans 10 ans dans quelle sorte de société nous serons ñun sénégalais yi et c'est très important jigéen moom mooy humanité ak fu mu mënti denk mën nañ la tooñee Sénégal nga génn daw dem États-Unis dëkk fa et ak sa doom et tout mais le mal reste intact liñ la def daf lay metti ala kulli al heure boo toogee xool sa doom sa xel nekk ci heure boo toogee xool sa yaram sa xel nekk ci parce que c'est des choses yoo xam ne du deñ ci dundu aadama nga def ko ko mu nekk xale nga def ko ko mu nekk mag moo ci yam donc il faut que ça cesse te il faut que ñëpp jóg jigéen ñëpp jóg góor ñëpp jóg ñu combattre ko mu jeex une bonne fois pour toutes bañ ko def benn affaire de dualité jigéen yi di xëccu fii góor yi di xëccu fii parce que li ñuy dal ñun ñëpp lay metti parce que góor yi ñun ñoo leen di jur góor yi par force ils sont obligés ñu jàppale ñu parce que ñun ci suñu bopp ñoom dañ ñoo soxla ñun ñu soxla leen bu ñu yàq xale yi jigéen yi surtout xale yi bu ñu leen yàq parce que elles n'ont pas demandé à ce que ñu leen di traité noonu nañu bàyyi suñu rakk yi ñu dund seeni xale
xale da nga koy bàyyi mu dund xaleem mag dund magam am na mag yu fi nekk di def lu leen neex seen ñoom ñoo xam seen vie la nañ ko jël en main bàkkaar yi ci ñoom la mais xale boo xam ne xamul dara nga yàq ko dem ba moom mënatul dara boppam nañu épargner ñooñu suñu épargner ñooñu suñu màggee ñu jël choix ba leen neex mais pour le moment ñi nekk xale nañ leen protéger Sénégal na gars yi jóg ñi nekk ci kaw nag laay waxal loi yi nañ ko gën a defar mu gën a baax ba pare ñu protéger ko suñu bëggee di organiser yenn yi nañ leen protéger derrière il faut mu am suivi derrière mën nga def sa élection Miss parce que tu te dis que da nga ko soxla économiquement ci dëkk bi kenn xamul mais na am suivi derrière suivi bi mooy Miss bi moo ko jël ok toog nañ lii la am ak lii ak lii jaar leen ko ci yoon mu dem ku nekk dem boo xasee ba nekk jaar ci Miss Sénégal ñu ne kii de telle année jëloon na Miss Sénégal suy nettali mu nettali lu positif parce que il y va de l'image du Sénégal xaw ma ba xam ñu ngi def attention mais sur les réseaux sociaux yeneen nationalités yi ñu ngi ñuy ŋàññ ñu ngi ñuy ŋàññ et c'est une image la boo xam ne baaxul pour Sénégal parce que nit ñi ils sont appelés à sortir de ce pays à voyager à rencontrer d'autres personnes boo génnee ci dëkk bi dem taxaw ñu ne la nga ni sénégalaise la ñu ne la ñu wax la yenn nit yoo xam ne dañuy référence ci ñoom da ngay kontaan mais tey boo voyagé ñu ne Sénégal ñu ne mooy dëkk boobu nga xam ne dañuy violer jigéen ñi dafa metti si ñëpp la metti donc il faut que ñu arrêter dualité yi il faut ñu arrêter guerre bi jigéen ñi jóg góor yi jóg état bi jóg ñu xeex lii mu jóge fi une bonne fois pour toutes en plus les coupables nañ leen teg devant ne ñii ñoo coupable ñu daan leen li ñu leen di daan et qu'on avance sinon nii lañ koy bàyyee ba déwén ñu organiser waat Miss Sénégal xale yi postuler waat ñu jëlaat leen sans problème parce que dañ naan li fi xewoon jàll na dañoo gaaw fàtte peuple bu gaaw fàtte la ñu donc kontaan nañu bu baax a baax ci invitation bi nga répondre Nana merci on se retrouve inch'Allah si tout va bien mercredi maa ngi ñëw ci loolu jërëjëf Nana kontaan nañu heure bi def ñu waaw donc xam naa Safia mu lay remercier bu baax a baax di wax rek suñu rakk yi nañu prêter attention bu baax a baax ci li nga xam ne génnee nañ ko fi yaakaar naa ni seen njëriñ kese la leen jural te li gën a metti ak li ma gën a metti mooy déwénee incha allah même personne bu yor communauté xam comité bi Miss bi bés bu woote waatee xale yi dañuy demaat looloo ma gën a metti ci mbir mi donc loolu moom ak parents yi boo moytu sax ñoo leen di accompagner pour se dire que ni Sénégal moom dañuy coow benn yoon rek mu jàll ba tey siiw rek da leen jaral donc merci à tout le monde xam naa Safia ñu on se retrouve très très bientôt c'est un plaisir kontaan nañu di nuyu aussi téléspectateurs yi bu baax a baax di leen jox rendez-vous rek sur mes réseaux sociaux comme d'habitude merci beaucoup Nana oui Diop waaw mais li nga wax moom am na solo xëcc fii moom jamewul réew kanam quoi mais li si gën a am importance mooy nañu bàyyi masla bi au Sénégal masla moo ñu yóbbee li yëpp bu fekkoon dañuy sanctionné ñi nga xam ne noonu fauteur de trouble yi enquête yi jaar yoon ñu sanctionné ba ñëpp xam ne ñu ngi sanctionné mais lu bari dina wàññeeku et sànq tu as bien dit que dañu jaawaatale léegi journaliste ak animateur ak yu bari si dëkk bi boo xoolee dans les temps sañu tante yi ñoom tante Fifi Kanté ñoom ay Elisabeth Ndiaye ñoom ay Soxna Dieng ak ñeneen ak ñeneen c'était des références mais léegi la télé ñaata na siis na gis ay références yi yéen ñiy wax ay casting ak affaire yooyu parce que ñun am na loo xam ne yàlla may na ko ñu ngi feeñ ci télé bi mais ban comportement la ñu am et kooku c'est important dans la société Pros là si bien dit donc comme que fii la ñuy yem di remercier ñëpp ñu tënk rek li nga wax mooy lan na si ñëpp jàpp bu si ñëpp jàppee je crois que dinañ génn si tooxi dooni ba pare bañ a naxante bi mooy na gouvernement bi sanctionner les fautifs nañu ibbi enquête élucider wax fii lii naka la mujjee bii buñ ko deful ma xam ne on va jamais avancer ki ma solal c'est Kër Khady moo ko ñëw Gibraltar ñu koy wax Ibrahima Dioum 77 545 73 merci à vous tous jërëjëf Diop Dieye on se donne rendez-vous mercredi Inch'Allah comme ça ñu yeggalee thème bi Inch'Allah foofu damay tàggoo rek foofu rek laa yem tey ndax tey moom dag maa beral loxo moom jërëjëf Dieye kontaan naa bu baax a baax noonu la rek tey yow suba sa morom kon noonu rek affaire bi la roue tourne ayca so sant rek parce que émission bi des fois nag ñu laal fu am solo mais man xam naa mercredi laay ñëwaat ci père rek génération la foog ñu wax tamit yi amoon seen génération waaw loolu moom mercredi inchallah ñu ñëwaat ay ca papa kontaan nañu bu baax a baax lan nga ñuy dénk ñu dem ba beneen waaw li ma leen di dénk mooy finalité bi il faut ñu ñëw àllarba nga xam ne ñu ca cëppaandaw ja ca njeexit la ndax kii moom tam la boo xam ne Sophie du jeex mukk ci àdduna li fii ak mi ngi am du jeex
te tey su duggee fii su ëllëgee mu dugg fële ginnaaw ëllëg mu dugg fële léeg-léeg nga dégg ne def nañ ko tey ci ñi nga xam ne ay miss nañu soo liggéey nga dégg ne def nañ ko ca élève ba nekk fële ginnaaw ëllëg nga dégg ne def nañ ko ca fële fu nekk la ñuy toog ba saag mu xam lo ñoo mën a defar dëkk bi réew mi ñoo ko mën a defar wax naa leen ni du ne nit ku nekk doonuy jël benn alkaati di ko kole pour bëgg réew mi baax waaye nit ku nekk mën ngaa yor benn jikko boo xam ne mën nga cee defar fukk defar julli baax na lool waaye génn góor nee na ma li muy baax defar benn doomu aadama moo ko gën jokkul Fall laa jóge am na ñu ma naan doonoo bëgg a mel ne Sophie Gueye am ñu ma naan doonoo bëgg a mel ne Sophia am ñu ma naan monte bon waa day taxaw foo xam ne da nga ko dul seetlu waaye ci dëggam lay ne de comme foofa dafa jege gaañ dool ndax waalo la am na ñoo xam ne yow rek nanu àndal jaar baax na de yow rek nanu àndal loo wax na la Prospère Dieng waaw mais am na ñoo xam ne su ma duggee sama biir bokk maa ko moom jokkul Fall googu tey ba ma duggee tey papa bul kii ànd ak bay bayaar ñëpp mën nañu àndal heure bi jot na de Lalla Diouf maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa jokkul yëpp waaw monsieur le maire de Kër Momar Sarr maa ngi lay nuyu ñëpp waa ngi waa Saara laa ma waa ndimb tey malade yi fa nekk yëpp yàlla def tey moo ca nga leen dama ne malade ya fa nekk bay bayaar ma ne ko du ngoy moo indi ay 36 médecins yoo xam ne fii nañ jóge Dakar Sophie Gueye xam na ñi xam nañ Sophie Gueye ndax bu ne Sophie Gueye yor ñoo leen di faj ayca jërëjëf papa ñëpp di consulter ñi di wekk ba ñi nee nañ sànq waxoon nga leen nga arrêté tamit mais li ma naqari moom mooy ndax dina am suivi consultation waaw loolu dinañ ci ñëw rek incha allah loolu yaa ko demoon yaa ñu ci mën a wax di yow demoon ci consultation bi suivi kay yow lañ ci na am kii rek centre de santé rek sama benn sœur la jabar sama lépp la ndeysaan papam réew bu yàgg ñu ko daan wax Tidiane Seck te mu daan football Jaraaf Tidiane Seck bu Jaraaf bu Jaraaf waaw may wax grand pape Seck bu fekkee am nañu si am ay renseignement tugal waaw ngir yàlla ñu dimbale fan la réeré France yàgg na am na ku ñu jàpp ci loxoom ci internet bi di saraxu naan lillahi wa rasuli kooku xam nag sànq na kii moom ñoom Ozo Bio ñoo doon footballandoo Jaraaf Ibrahima Ba ak yow Ozo Bio Ibrahima Ba jërëjëf Benoît merci Safia merci beaucoup Père Maïngone Fall dama ne kii wératul ñu ngi koy saraxu ci internet jërëjëf waaw jërëjëf d'accord kontaan nañu bu baax di remercier les hommes de l'ombre qui sont derrière waaw xanaa joxe nga sa écritel joxe woo ko waaw mi ngi noonu habillé par Medoune Diop si Cap Plateau 77 411 Medoune Diop 411 11 76 négal ba Pape Aw ñëw nag léegi Pape Aw mooy ñëw Pape Aw ñoom day bari xam nañ ko jërëjëf Medoune Diop si Cap Plateau waaw boo noppiwul du ñu mën a joxe numéro bi ki la solal nii moom ñu xam adresse am moom defal nànk rek ayca moom Medoune Diop si Cap Plateau moo ko solal Medoune Diop numéro téléphone am 77 411